jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fees ci xabaaru marax yi bokk na ca ni doxub ajjuma ji mujjiwul am préfet bu Ndakaaru moo ko gàntal ñii di waa ñoo lànk bëggoon a taxaw wane seenu lànk ñàkk ànd ci njëgu dund gi yokku te a taxaw préfet ni mënta nangu lu ni mel waaye ñoom nañu xooxaluk préfet dàqu leen daañu ko dellu dàbbali fukki fan ak juróom-ñaar ci wetu mbar gi daañu si ñëw ànd caak Mame Seynabou Babou ci biir xabaar yi doon ci bokk itam coowal passeport yi lëmbe Sénégal ak nan koy luxu seeka trafiqué jeexul ci réew mi ginnaaw kilifa ak ay député yi ñu tudd ci wàllu gudumel rédaction bu ITV jàngat na mbir mi ana kan moo war a am passeport diplomatique ak kan moo ci war a yëngum ña ko war a joxe itam borom xam-xam ci wàll gi di professeur Mbagnick Ndiaye dana ko jàngat ñun ci biir xabaar yi daañ ci boole ñi nga xam ñoo di waa SNHLM nekk ca xeex ba bëgg a tabax ay dëkkuwaay ci biir réew mi ngir mën a yombalal askan wi seenu nekkin boobu itam kàddoom jot naa ji moom directeur u SNHLM jëm ci mbënd ma nemmeeku ca Kër Massar daañu ci ànd gëstub Abdourahmane Li nis kiis ñu songu fam fàcce gi sant leen gërëm leen ci ànd beeg ñun ITV tàmbali faram-fàcce xabaaru marax yi di ko tàmbali coowal passeport li la Sénégal loxo sak labac lañ ci nemmeekum tudd ci ay mbirum visa la ci aju jaxle am na askan wi tonk tumuranke ana léegi passeport diplomatique ana kan moo ci war a jotum ba ku ne sax war a caa dugal loxoom ba koy jéem a labac ginnaaw jaaxle gi ñu laaj borom xam-xam ci wàll gi professeur Mbagnick Ndiaye ma nga ñuy faram-fàcceel dëgg-dëgg ana kan moo war a yor passeport diplomatique waaye kan moo ko war a joxe ak nu ñu koy joxe jokkoom ak Mame Abdou Guèye Kassé. Passeport diplomatique gouvernement Sénégal moo koy defar par le biais du ministère des Affaires étrangères moo koy délivrer it sous le contrôle du président de la République par le même ministre des Affaires étrangères. C'est les diplomates de carrière, le ministre, son directeur de cabinet, éventuellement son chef de cabinet. ñooñu am nañ droit au passeport diplomatique. En dehors de cela, tous les ministres du gouvernement am nañ droit au passeport diplomatique. En dehors de cela, le bureau de l'Assemblée nationale, je dis bien le bureau, pas toute l'Assemblée nationale, le président, les vice-présidents de l'Assemblée nationale, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, foofu la catégorie ñi am droit passeport diplomatique yem. Après maintenant, il y a les représentants du ministère de la Justice, le président du Conseil constitutionnel, le procureur général, le procureur de la République n'a pas droit au passeport diplomatique. C'est le procureur général, le président de la Cour suprême et le président du Conseil. Maintenant, passeport diplomatique dinañ ko jox ay catégories sociales yoo xam ne bugguma leen lim mais ñooñu ñu ci définition boo xam ne pour réew mi tax la waaye nag foofu la pagaille bi jógee justement parce que foofu la n'importe qui jóg dem uti passeport diplomatique pour doxee ay soxla boppam moo tax passeport diplomatique Sénégal jaratul dara ci àdduna bi c'est dévalué muy Mbagnick Ndiaye di administrateur civil de classe exceptionnelle jokkoom ak Mame Abdou Guèye Kassé fàttali nim coowal passeport yi ak visa yi coowal kilifa bu Y'en a marre am na keneen ku yoon teg loxo ci wàllu gudumel di Simon Kouka moom itam di rappeur bokk ci Y'en a marre enquête baa ngay wéy ci ay mbiram ngir xool nu loxoom dugge ci wàllu gudumel ñu ngi ko toppani ba xam ana fu mu nar a mujjanti coowal passeport rek la ba jin tudd kilifa Y'en a marre tax na jaaxle am na askanu Sénégal gis ni ñeen taxaw di laaj réew mi mbaay ñi taxaw naan ki ko yor nam ko doxal dëppal ak yoon di wote ak leexal ak jubaangeem te bu fekkente ni tey dañoo seppi seen loxo ci ay loxo ki jombe anam ban jàngat la Sénégal yi waraan ci ñoom ñu xuus ànd ak gëstub Mamadou Dieng reportage. ci allée du Centenaire piétons yeeg marchand ambulant yi ñoo bokk yoon yi ay boutique wër xal wi Ibrahima Ndiaye toog ci biir otoom di waaj a dem ay membre Y'en a marre ñu joxoñ leen ci trafic passeport diplomatique commerçant bi am ci mbetteel la. man nag wax dëgg yàlla mouvement yooyu man musta dal sama xel parce que dama jàpp ne ñoom ñooñu di xeex seen bopp la ñuy xeexal mais xeexuñ pour Sénégalais dañuy wax nii rek mais seen intérêt personnel moo tax ñuy xeex man Sénégalais buy xeex pour réewam pour man nga bañ a nekk ci tali bi di sànnante xeer dóorante mais li war sa réew xam nga ko mooy nga xëy fajar liggéey. Ibrahima Ndiaye wute loolu gis-gis ak piéton bi. waaw Y'en a marre li ma xam ci ñoom moom
seen kaas ak seen li ñu wax yëpp njariñu askan wi lay doon. gis naa tamit njaaxaay na leen tëdd daal li ñuy kaas yëpp pour askan yi loolu la ñuy kaas daal ma waaw ma daal amu ci ñoom benn lu ma leen di balaamee baal parce que li ñuy kaas yëpp njariñu askan wi la njariñu réew mi la. mouvement Y'en a marre amatul engagement bu amoon ci gis-gisu Cheikh commerçant bi yor boutigam fu soriwul rond-point Gibraltar moom mile ci ay kàddoom da doon participer ci ay manifestation Y'en a marre waaye loolu dakk na. mouvement Y'en a marre wax dëgg yàlla bi muy doog a tàmbali moom amoon nañ ci ñoom yaakaar quoi parce que daan nañ xeexal réew mi daan nañ leen gis ci yu bëri ñuy xeex ñun ñuy dem man sax dama doon dem di leen fekk monument fu ne fekk naa leen pour ñuy xeex mais wax dëgg yàlla li ñu leen dégg moom am nañ ci mbetteel trop vraiment waaw ndax affaire kilifa bi dafa leer pour man dafa leer parce que lii amul lenn loo xam ne dañ ko ciy weddi parce que loo xam ne la vidéo bi mi ngi daw ci man seetaan naa ko ci réseaux sociaux yi mais daal vraiment nekk na loo xam ne moom ñaawloolu lañ ko trop ba fu ñaawlu yam parce que ñun ay citoyen lañ wax dëgg yàlla loolu moom bis def waruñu ko woon jëfe quoi non pour man léegi moom wax dëgg yàlla man gëmatuma leen quoi man. gannaaw kilifa Simon ñu teg ko loxo ci passeport français bi mu jël jox ko keneen daanaka daf ko luwe ci $2 millions kilifa ak Simon jamono ji nekk ci loxoy yoon ñoom ñaar ñu garde à vue leen. Mouhamadou Dieng ñu ngi toppandi mbir moom ba xam fu mu nar a mujj di ci fàttali ñoom sax waa Y'en a marre dañu bëggoon a amal tey ji ab doxum ñaxtu waa Y'en a marre sax waaye ñi di waa ñoo lànk ñoom ñëpp bëggoon a amal ab doxum ñaxtu lànk ñàkk ànd ci njëg gi yokk ci Sénégal te taxaw ñu bëggoon caam woni seen naqaru xol waaye préfet moo gàntal dox ba kon doxub ajuma ji amul waaye bu amul tey dana am ëllëg seen i kàddu dañoo xëy tey ci wooteem ni doonte nangu nan dogal bi tey waaye ëllëg incha allah fukki fan ak juróom-ñaar ci weer yi daañu amal seenu daagu ba sàmba di dem ba luñ ci góobe gar reportage man seen bu baabu Augustin Mandang. ginnaaw bi leen préfet de Dakar aay sa doxu ñaxtu bi collectif ñoo lank nag fas yéene wuñ dellu ginnaaw ñoom ñii nag ajuma bi di ñëw fas yéene amal seen marche. Avec ou sans autorisation, nous le collectif ñoo lank, nous les organisations de la société civile, nous allons marcher par A ou par B. dinañ génn marche par A ou par B. ajuma bii di ñëw dinañ introduire tey suñ fi jógee léegi dinañ introduire une autre lettre d'information dinañ dugal lettre pour yëgal ko parce que nous sommes dans un régime déclaratif nekkatuñu ci régime de demande d'autorisation loolu dépassé nañ ko bu yàgg. collectif ñoo lank ñoo ngi dut baaraamu tuuma préfet bu Dakar li tax ñu tere bi les marches mooy trouble à l'ordre public bañ a wàllante mbas mi entrave à la liberté de circulation ay raisons yoo xamante ne jàpp nañ ne tegginewul. juridiquement l'arrêté préfectoral bi nga xamante ne ci illégalité la tegu ci injustice la tegu ci antidémocratie la tegu waaye teguwul ci justice teguwul ci yoon teguwul ci droit mais loolu yëpp mu visé texte yooyu yëpp mu visé ak lu mu joxee comme motif comme justification mais c'est diamétralement opposé c'est comme yàlla ak yàlli. ñoom ñii le nag fas yéene wuñu amal ab marche tey li ko waral nag mooy bañ a fekk ci préfet de Dakar ci lu mu bëgg ndax jàpp nañ ne dañ leen di provoquer. ñun nag wax fa dëgg yàlla ku ñu xam ni lépp loo xamante ne suñu àq ak suñu yelleef la duñu ko négocier duñu ko waxaale dañu koy foqati tey dinañ bàyyi mu jàll parce que loolu lañu décidé sur soir suñu manifestation bu tey mais dañ ko décidé pour wax ak askanu Sénégal wax ak l'opinion wax ak yéen presse bi wax ak l'opinion nationale et internationale nee na leen décision préfet bi c'est illégal c'est injuste tegu ci yokkute wu njëg yu bëri ci marché bi suukar bi nga xam ne daanaka gisatuñu ko yokkute wu prix loyer yi lii le nag mooy tax waa ñoo lank fas yéene def marche mu nekk bataille boo xamante ne ñàkk nañ ko ci ajuma bi waaye ñoom ñii lee parewuñu benn yoon ngir dellu ginnaaw. maam Seynabou Babou ñoo lànk di wéy di lànk waaye ñi lànk di askanu Sénégal ak njëgu yokkute war taxaw ñii di waa ministère bi dénk baana gi muy commerce ña nga ca ginnaaw ban génne taxal taf ko ci mbedd mi mooy njëgu lu ci ne diwlin gi suukar si mu war a toll gis nañ lu bari ci ay baana nee ñi ñoom ba ñuy jënd lañu jënd di ko jaay fekk na njëg gi yokk kon xëy wàññi demee noonu leen ñoom nag ba tey xeex ba ña nga ca bëgg askan wi jënd lu yomb ci mbedd mi moo tax it dana am opération yu ñu def ci nettali kii di Samba Ndaw mooy secrétaire général ci ministère ba dénk commerce jokkoon na ci ak Soxna Mi Diouf. li président de la République joxe comme instruction ay santaane ay ndigal
pour que ministère du commerce ak yeneen ministères yëpp ñu jàpp ci mbir mi ba nga xam ne njëg yi du jéggi dayoo loolu tamit defe naa ni ñu ngi ci kawam depuis lu ëpp une semaine. dem nañ ba dañoo jël benn arrêté boo xam ne dafa ne yenn yi seen njëg fii la war a yem te loolu tamit lu am solo la te lu am njeexital la ci mbirum population bi nga xam ne dañuy am xaw a sonn ci mbir moomu te suñu équipe yi aussi depuis une semaine ñu ngi ci terrain bi pour mun a appliquer loolu te defe naa ni li nga ci dégg ci ay résultats yu am solo la yu ñu am fan yi te ñaareel ba aussi gouverneur région yi encore ñi nga xam ne ñoo nekk ci beneen région yu dul Dakar jox nañ leen ay ndigal pour que ñu tenir seen conseil régional de la consommation ndaxte conseil yooyu mooy tax ñu xam diggante fii ak Kédougou wala diggante fii ak Matam ñaata la transport bi la ñu war a teg ci njëg bi nga xam ne moo jógee Dakar donc loolu yëpp aussi bu ñu ko defee dina tax nit ñi gën a fexe ba prix yi mun a wàcc waaw wàcc boobu nag ñun ñëpp ñoo si war a jàpp moo tax président de la République joxe ndigal que ministère yëpp ñu jàpp ci waaye man dama wax ne aussi ñun ñëpp sénégalais yëpp dañ ci jàpp aussi. muy kàddu yi nga xam moo jóge ci Samba Ndaw ca secrétaire général du ministère du commerce ñu doon dénk ñu demee njaay mi ak lan jël ci ay pexeem xabaar yi wéy ci leen soxla wàllum koom courant moom bu defu ndànk fekk àddina yow bépp doomu Sénégal da nga ko mën a am foo mën di nekk programme mën a jëm ci moo ko sooke Sénégal États-Unis seq ay liggéey boobu ak léegi yàgg na boobu la coopération ñetti téeméeri milliards ak juróom fukk war a dellu si wàcc na fa ak Sénégal gii président Macky Sall woote ko démb dalloo ko itam mu nga doon faram-fàcce mbir yi nam nar a doxee teewloo ko la mu dénk Boubacar Dieng. 2018 décembre 2018 ñu tànnaat Sénégal pour ne kon yéen mën ngeen amaat beneen enveloppe bu toll si ñetti téeméeri milliards ak fanweer ak juróom fukk ci ay milliards yoo xam ne bi yoon dinañ ko jagleel courant électrique seulement maanaam électricité bi yaatal yoon courant bi yokk capacité ñi nga xam ne amuñu courant te dëkk ci kaw bi mais aussi ñu dëkk si dëkk taax yi waaye nekk ci ay quartiers yu jafe ñu fexe ba ñoom ñëpp ñu jot ci courant bi waaye itam ñu def ay réformes ci wàllu électricité looloo waral ñu jël alal ju toll nii nga xam ne du sax bor suñu ko exécuté daanaka luñ ñu may la maanaam muy don boo xam ne du impacté benn yoon suñu bor bëgg naa fii ak 2025 képp ku doomu Sénégal mën a jot ci courant ak foo mun dëkk ci biir réew loolu mooy accès universel ni ma ko waxee ci ndox mi sur l'eau accès universel à l'eau accès universel à l'électricité programme bii dina tax lu toll ci million ak juróom-ñetti téeméeri junni nit jot ci courant donc dina accélérer suñu électrification rurale dina gën a baral li ñuy wax accès universel bi lu am solo dana aussi am impact ci koom muy croissance économique inclusive dana am itam yitte ci na nga xam ne courant bi ak gestion courant bi na war a doxee ci biir réew mi. muy kàddu président Macky Sall xabaar yi wéy ci wérum dëkkuwaay jàppale ni kon am na téeméeri junni ci ay logement 100 000 ci ay logement yi président Macky Sall ak nguuram te ci wàllu gune mel ña ngi koy doxal waaye SNHLM naka jekk nekkoon na fi kuréel la guy fexe ba nit ñi am dëkkuwaay waaye tam di ko fay ci weer wu ci ne ci wàllum location lay doon dañoo amoon bataaxal bu nu xaatim tey jii seen diggante ak bi ñu dénk mbirum logement sociaux yooyu la waxtaan ba la ca becceeku bari na lool waaye itam loo ci mën a jàpp mooy fexe ba askan wi mën a am ku yomb da ci dëkkuwaay ku ci ne gox ba nga nekk nga mën a yëg sa bopp ci wàllu ñu xuus ànd ci ak gëstu Abdourahmane Ly. ku wax logement social da ngay wax état dafa am lu ñuy woowee assainissement du réseau primaire ca at yooyu nag ba nga xam ne président Macky Sall ñëwagul dañu signé woon benn contrat plan diggante HLM ak état waroon fa def réseau primaire bi nga xam ni enfin président Macky Sall décidé na pour ñu def ko fa HLM war a def réseau secondaire bi nga xam ni si lañ ko waroon a jokk mais tant que réseau primaire amul soo ko defee loolu du mën a am contrat plan bi nag daf ñu waxoon defar leen parcelles yi jaay leen ko defal leen réseau secondaire bi ñun dinañ defar réseau primaire bi ngeen mën ci dugg ba réseau primaire bi amul HLM fekk naa bi ma ñëwee ay marché yoo xamante ni ñoom lancé woon nañ ko ba joxe si benn ay avance pour ñu commencer réseau secondaire mais malheureusement kuy drainer ndox il faut nga am foo ko sotti waaye boobu nga xamante ni amul woon am na tey kon incha allah defe naa ni at yi di ñëw dina wute ak at yi nga xamante ni weesu ci bërëb yooyu. mu doon directeur kuréel gii di SNHLM doon becc kàddu jëm ci yenn assainissement yi te woy yegg ca Kër Massar ba ndox ma nangu ay dëkkuwaay
kooku doon addu sàng mooy directeur SN HLM di Diagne Sy Mbengue Mamadou. del siwaat ni ma ko waxee sàng lëkkaloo bi dox digganteem bàngaas bi ñu dénk logement sociaux yi ak SN HLM googule xaati nañ bataaxal bi ñoom SN HLM engagé wu ni kon daal kem kàttan ba tabax fukki junne juróom ci ay logement ci yëpp gox ci biir Sénégal gi ku ne mën jot sa wàll ci wàllu guddi mel Abdourahmane reportage. ñu del ci waat incha allah ci na mu gën a yaatoo ca mbirum Abdourahmane li moomu leen xibaar yi wéy ñu ko sëni wutali diwaanu Touba foofee jàppale ni ña nga woon ci opération setal bi waajal màggal gi moo koy indi góor a ndakloo def na daanaka tuurub gox ba tàmbale ko itam ca foofee nga xam si mooy jumaa ja marché Ocass bu Touba liggéey ba bari war na fa lool askan week taalibe ku ci ne jàpp ci wàllu guddi mel ngir bëgg laata màggal gi dëkk ba set wecc ci correspondance. junni taalibe wuyu ci wooteb xalif général kullu murit ginnaaw ba mu sàkkoo ñu bare dëkk bu sell bile di Touba mu def occasion ci jëwriñ gi ñu dénk wàllum alam gi indi ndimbalam jagleel ko communauté murit bi waajal màggaluk fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar. liggéey bi nga xam ne moom lañu président de la république sant muy Sénégal nekk vert Sénégal gën a naat Sénégal gën a set. yéen a ngi ci guddi yéen a ngi ci bëccëg loolu nag témoignage boobu war nañ ko fi wax. mu di jëf jukki ngàlloo kàddu xalif général kullu murit xeebul benn yoon tax Cheikh Bass Abdou Khadre buroxlu ci lu ni melit ngir ñaanal la njiitu réew mi. ne kon yàlla na su ko fay leen ci barkeb Serigne Touba. nee rafetlu nag seenu taxawaay ndax gis nañu sa yitte ak sa njambaar ak sa pastéef ci liggéey bi ngay def nee na daaw ñëwoon nga fi ci njëmbatu garab yi doon def muy xalaat yu am solo boo xam ne ñu ngi koy rafetlu ba léegi ne yal na yàlla defal leen ci ndam di yóbbanteem di yoon nag ci seen kilifa président Macky Sall ne lu ñu ci def rek ci ndigalam ak dàkk bëgg-bëggam moo tax ngeen def ko. ci noonu it Cheikh Bass Abdou Khadre sàkku it ndimbal ci jëwriñ ji jagleel ko ñii di yëngu ci wàllu matt mi. am na fi ñaari yoo xam ne nag daaw ba ren ñi fi ñëw bari na wax ci kilifa yi. ci sëñ bi di ko boole ñoom loola nag duñ la ci jéggiwaat di dem ci président xam naa yegsi na ci yow waaye nag ña fa nekk tumuranke nañu lool fii mu ne mooy ci wàllu ñu daa dagg mat fii ci àll bi ci ay côté yéen nag yéen a xam la tax ngeen koy tëj ak la tax ngeen koy ubbi ndax loolu day mbirum technique waaye nag ndax koo ci déglu rek day mel ne mooy ne ci dëgg. ci Touba wàccaayu ku màggal gi di wéy tax kilifay administration bi tàmbale wàcc si ci dëkk ba sell bile ngir indi seen jàppale ci bés bile. góor ndaak loo dun la bàyyeegun jot nga tatan kàddu ku maas ci amoon dénk UCG ñooy nekk di dindi mbalit mi ñoom itam liggéey ba ca Touba dañ caa jàpp anam gu mucc ayib ma ngay wax la tax mu jàpp ca ak taxawaay bi ñu teewlu kàddu. su amee saa su ne bu amee événement religieux bu demee ni gàmmu wala màggal dañuy ñëw gàttandiku événement bi commencer mettre en place un système de nettoiement laata événement bi di ñëw ak ci biir événement bi ak bu weesoo itam. li nga xam ne nag moo ñu taxoon def loolu mooy màggalu Touba bi xam nañ des millions de personnes dañuy ñëw fii moo tax ñu ñëwoon indi fi dispositif bu takku bu booloo petit matériel ak aussi matériel lourd parce que spécificité wu système de nettoiement Touba bi dafa nécessité ñu am ay pelle mécanique am aussi ay équipement lourd ay camion pour que sëñu mbalit yi ñu mën leen génne ci koñ li am solo aussi mooy jàpp gis nañ ni période bu mel nii bu amee ci ndigalu xalif bi borom dëkk bi dañuy gis population yi dañuy génn di def effort di nettoyer donc tam dañ leen di accompagner ci exercice boobu di recruter aussi ay ndaw lu toll ci 200 ndaw yoo xam ne dañ leen di jël pour 30 jours
pour ñu accompagner programme mu màggal bi te bu loolu weesoo aussi bëgg nañ ko pérenniser en utilisant dispositif xëyu ndaw mi nga xam ni moom le président de la République lancé lu tolloog 500 jeunes war nañ leen recruter fii ci Touba pour ñu mën a jël le relais pour li nga xam ni moom lañ fi def daal mu mën a pérenniser wu. muy kàddu yi Mass Thiam moo jiite bànqaas bi nga xam moo di UCG di kuréel gën dénk fexe ba suqi lépp luy mbalit ci biir réew mi dellusiwaat ci lëkkaloo gi dox diggante bànqaas yi dénk logement sociaux yi ak lu jëm ci waa SNHLM waxtaan bi am na ba nu xaatim ba tax lu déggoo SNHLM kilifa ga engagé wu ni kon dañuy tabax lu néew fukki junne juróom ci ay dëkkuwaay ci gox yëpp ci biir Sénégal gi lañ ca bëgg mooy yombal ko ci askan wi ku ne mën caa gis sa bopp ak lu mel gëstu Abdourahmane Ly. lu ëpp fukk ak juróom kër la ñu am yéene tabax fi léegi ñetti at loolu mooy jubluwaayu société nationale d'habitation à loyer modéré ñu koy waxit SNHLM fépp ci réew mi. ki nga xam ni ñu ngi fay tabax si lu toll ci ñaar téeméer ak ñaar fukk ci ay kër fii ci Ndakaaru téeméer ak juróom benn fukk ak ñett ci biir région yi war a dem si lu ëpp juróom-ñaar téeméer ci at mi ci biir Dakar lu ëpp juróom-ñaari junni ci 2022 juróom-ñaari junni ci 2023 ñu dem ci loolu nag wane nañu ni ñun suñu xarañte que ni ku ñu accompagner dinañu dem ndaxte xaaruñu. bu weesoo lu ñuy wax équité sociale ak territoriale maanaam bañ a def xaaj ak seen si gox yeeg gox-goxaan yi def ñëpp yem si jote si kër yooyu dëkkuwaay dina mucc ay ba kenn du si am lu ci wax bu ñu sukkandikoo si njiital SNHLM muy société wa nga xamante ni mu ngi baral liggéey wi gaa wante mu ngi fexe ba jaarale lépp ci yoon ngir yegg si jubluwaay. du ñu joxe rek ay kër mais dañuy joxe kër yu mucc ay mais kër yu xamante ni aussi yu wóor la soo demee tey jii si chantier HLM yi que ce soit muy immeuble yi boo demee même ci logement pavillonnaire maanaam kër yi ñuy tabax tey am nañ ay architecte yoo xam ne ak ay bureau de contrôle yoo xamante ni en permanence ña nga fa mais yamuñu foofu suñu techniciens yi tous les jours am nañ fa koo xamante ni ma fa nekk di leen surveiller am na lu ñu jot a dund ci passé dañ ci tirer les leçons maanaam dañ ci def jàngat boobu moo ñu permettre tey ñu def benn dispositif boo xam ne wóor nañu ni dinañ tabax am li ñu bëgg jox client bi satisfaction te fa mu dëkk dina nekk foo xamante ni aussi dëkkuwaay bu wóor la. muy xew-xew nga xamante ni ki ko jiite mooy jëwriñ mu ñu dénk wàllum tabax gi di Abdoulaye Seydou Sow moom sax moo lancé application bi ñuy tuddee Easy Kër muy application wu SNHLM taxawal ngir yombalal ak yaawam si jotee si dëkkuwaay. Abdourahmane Ly jaajëf xabaar yi di wéy jeexal ko ci ponk loolu dafa laal bitim réew ci mi ngi sax génn ko àdduna ki fi nekkoon premier ministre réewum Côte d'Ivoire di Charles Konan-Banny moom Charles Konan-Banny moomu la sax nekkoon premier ministre ci ay jamonoom ci 2005 la jeexal waaye itam jotoon na nekk ku doon dox tànku jàmm ngir ab commission bu mu jiite woon réconciliation la woon ginnaaw crise ba amoon ci atum 2002 ca foofee di Côte d'Ivoire waaye itam moom mi Charles Konan-Banny moom mu génn àdduna nekkoon na fi directeur banque bii di banque des états de l'Afrique de l'Ouest di banque boobu ngeen xam ci mu defar xaalis bi nga xam moo jëm ci franc CFA di ko saytu leneen tamit lu mu doon ŋànk di ko doxal mooy kilifa loon gu mag ci mbirum politique ca Côte d'Ivoire amoon juróom-ñaar fukki at ak juróom jàpp juróom-benn ci la génne àdduna ci fàttali xibaar yi mooy Covid moo ko daloon ñu war a ko ca France wala mu génne àdduna. sant leen gërëm leen ci ànd bi ak ñun ITV li mu daal di laf laajug xabaaru marax yi programme bi day wéy ITV dana amaat jotaay xabaar incha allah bu 19h45 jotee ak madame Sène lay doon jaa ngeen jëf ñu bokk yam jàmm illa li xaw